bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat di leen ziyaara di la ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen seen mbokk Seynabou Gueye madame Tambédou mu ñëwaat ak yéen ci beneen émission santé comme ñu leen ko diggee woon bële passé rek suñu émission bi passé waxoon nañ ci cancer du sein bii pa nag ci cancer du col de l'utérus incha allah si nañuy fas yéenee wax mi ngi noonu comme que ba tey ñu ngi ci weeru octobre bi donc mën nañ ci wax te jàpp nañ ne njëriñ gu bari daal mën na cee juddu mi ngi noonu pour tàmbale dañuy wax ne cancer du col de l'utérus fii ci Sénégal mooy deuxième cancer bi nga xamante ne mooy gën a reye fii rawatina si jigéen ñi bien sûr à part cancer du sein cancer du col de l'utérus moo stop nee nañ sax en 2020 xayma bu ñu def 1000 suma juumu 1600 environ 1700 cas yu bees ci cancer du col maanaam ay jigéen 1700 cas yoo xamante ne am nañ ko ci cancer du col de l'utérus te 1300 yi environ 1300 yëpp dañoo génn àdduna xam ngeen ne loolu dafa bëri lool ëpp na moitié bi maanaam suñu jëlee 63 wala 65% yëpp dañ ci génn àdduna xam ngeen ne loolu bëri na donc loolu jara bàyyi xel la dafa nekk feebar boo xamante ne nii moom maanaam suy yëglu wala su amee ay signes rek xamal ne moom sori na silencieux lay def ba egg fu mu jëm su eggee fu mu jëm lay commencé def ay signes instant boobu sori na te ñun Sénégal amuñu yenn moyens donc fagaru daal moo gën faju cancer du col de l'utérus nag feebar bu bari la comme ni ma ko waxee sànq suñ ne utérus si kanamu jigéen la nekk bokk na si ensemble kanamu jigéen xam naa après dinaa dugal photo bi incha allah benn loo xamante ne ci organu jigéen si kanamu jigéen fa lay nekk léegi feebar boobu li ci ëpp benn doomu jàngoro boo xamante ne ni benn xeetu doomu jàngoro parce que xeetu doomu jàngoro itam dañoo bëri li ñuy woowee papillomavirus ñoom xeet googu noonu bu fekkente ne ku jigéen ki dafa tàmm doomu jàngoro benn virus boobu yenn xeetu feebar yooyu di ko faral di dal maanaam du doon ñëw rek nekk cancer mais day tàmm di nekk di exposé wu ci doomu jàngoro boobu soit muy sëy ak ay partenaires yu bëri partenaires yu bëri maanaam tey su amee kii sëy ak kii suba mu sëy ak kii ginnaaw soo mu sëy ak kii ci des bokk na ci lii tax mu mën a am feebar boobu wala mu nekk koo xamante ne jigéen boo xamante ne dafay faral di tux ndax cigarette baaxul wax dëgg dafay affaiblir nit ki looloy ñaar ñetteel ba bokk na ci nit ki li muy faral di def rapport sexuel jéggalu ci kàddu gi li muy faral di sëy bëriwul maanaam sëyee tey balaa muy sëyaat tey yàgg ci koo xamante ne nii bien sûr am na borom kër loolu baaxul mi ngi noonu bokk na ci am na ci ay garab yoo xamante ne nit ki su koy faral di naan ku jigéen ki day affaiblir système immunitaire am ba ci sax yenn façon planning yu ñuy utiliser duma ne planning yëpp nag foofu nag damay leeral balaa ñu naan seen moo ne planning baaxul ba tey man duma bëgg a dugg ci cas boobu ci domaine boobu mais ci yenn xeetu planning yi nga xamante ne dafay attaquer maanaam dafay dugg carrément ci sa système lu ñuy woowee say hormone ci boppam moom ay hormone lay utiliser de ce fait nit ki ay réglam day perturbé wu am na ay planning yu mel noonu règle day perturbé wu wala nit ki sax du gis ay réglam léegi bu fekkente ne planning yooyu dañ ko utiliser lu yàgg ay ati at boobaa dañ naan am nga risque bi
muy noonu donc di ko def di stoppé dafay doon lu baax. wala di nit ki di faral di am ay infection sexuellement transmissible am na ay infection yoo xamante ne bu jigéen ki su koy faral di am lu bëri war na di dem hôpital pour fàggandiku feebar bi mi ngi noonu. léegi nag lan mooy signe cancer du col lan mooy signe cancer du col pour commencement ci début bi du am benn signe mooy maanaam ku jigéen ki nga xamante ne nii infecté wu na maanaam virus bi ñëw na dugg na ci yaramam ba commencé di développé wu en tant que cancer maanaam su bu dee 2021 mën na toogaat ba 2031 wala 2039 sax donc suñ ko xaymaa ay 10 ans wala 12 ans après mu commencé am ay signes xam ngeen ni loolu bëri na te fekk ne feebar bi mu ngi dox doxam ci biir mi ngi noonu. donc nit ki la ko ci mën a dimbali mooy di def prévention loolu dinañ ko wax ci kanam incha allah. donc signes yi lan la signes yi su commencé ba am signes yi lan la muy am ay saignement maanaam su amee rapport ba pare mu am ay saignement wala muy faral di am ay saignement après règle yi wala lu dul période règle sax mu ciy am ay saignement wala moom suy sëy muy faral di am ay douleur ndax yooyu yëpp nekkul lu normal wala muy am ay perte blanche maanaam su ma nee perte blanche mooy nit ku nekk jigéen bu nekk day faral di am perte blanche am na ay perte blanche yoo xam ne c'est non pathologique yoo xamante ne ni c'est tout à fait normal mais am na perte blanche yi fu muy toll maanaam odeur bi changé na couleur bi changé na ñaar yooyu rek war na tax wala bëriwaay bi war na alerter nit ki dama naan jigéen moom dafa war a xam boppam dafa war di seetlu boppam ci lu bëri ndax perte blanche odeur bi même bu dul cancer sax odeur bi su changé lu waroon weexul mu gris wala mu jaune wala muy dem ba verte loolu dañ naan kii normal ci saa dafa war a dem hôpital warul dem di ko nëbb mi ngi noonu wala naqam di faral di metti maanaam yenn douleur yi daal mu di ko faral di am lu bëri. naka nañu mën a def ba diagnostiquer cancer du col naka nañ ko diagnostiquer mooy frottis cervico-vaginal FCV nañ lay bindal ku xamul li ma wax nii soo demee hôpital soit sage-femme wala gynécologue nga ni ko man dama bëggoon def dépistage pour xam ndax dama am cancer du col wala ñoom am na leen ñu lay bindal loo xam ne soo demee ci laboratoire ba ñoom ñoo lay seet après bind résultat joxaat nga yóbbuwaat sa médecin donc analyse boobu ñu lay defal mooy FCV boobu noonu dafa am lu ñuy dugal sa kanam pour mën a ubbi xool am luñ fa raakale tàllal ko ci laam seet ko ci ay appareil xool ndax kii commencé na am cancer wala am na ay cellules yoo xam ne bokkul ci moom yu développé wu mais noonu donc boole ko ak bien sûr signes yi médecin bi ñaar yooyu lay boole pour xool xam fu mbir bi toll ndax am na wala amoo wala yaa ngi ci yoon ba mais noonu traitement yi nag moom bëri na traitement cancer moom ak n'importe quel feebar sax laay wax traitement n'importe quel feebar dafay delluwaat ci feebar bi fi mu toll ci yaramu nit ki rawatina cancer dafa nekk loo xamante ne nii moom dalay rey te du indi benn coow du indi benn histoire donc moom day commencer de phase silencieuse lay dem ba coloniser yaram bi mu commencé nag signes tàmbali mi ngi noonu donc te loolooy problème mu Afrique ñun balaa ñuy mën a di dem dépister wu ñu commencé gis ay signes te bu dee cancer signes yi balaa nga koy gis dafay xaw a trop tard wala sax dafay sori looloo tax nombre de décès yi bëri mi ngi noonu donc traitement yi bëri na bokk na ci traitement yu ñu mën a def donc en fonction fii mbir mi toll mën nañ dagg benn partie utérus bi col de l'utérus bi bokk dama ne utérus bi yëpp mais col de l'utérus soit entrée bi noonu
mën nañ si yenn cellules yi mën nañ ko xàppati noonu dagg mais du tax nit ki su bëggee am doom mën na am doom mi ngi noonu. ñaareel ba mën nañ dagg utérus bi yëpp maanaam dindi utérus bi ak glande annexe yeeg yooyu ovaire yeeg li ci aju donc foofu am na ay mbir yu bari yoo xamante ne fi nga xamante ne lii tax ëmb mën a sosu foofu suñ ko dindee ci boppam foofu ëmb dootul amati donc ñaari yooyu mën na nekk wala par radiothérapie wala sax chimiothérapie ba tey yooyu yëpp am na Sénégal yi may lim ni yàlla buñ ci egg te yàlla na ump ñëpp mi ngi noonu. donc xeetu faj yi bari na donc parfois mën nañ la jox ay garab sans dépense yi nit ki aussi fu mu toll. léegi naka nañ mën a prévenir ci cancer du col. cancer du col naka nañ ci mën a prévenir mooy jigéen bi nga xamante ne nii bu sexuellement active su ma ne sexuellement active mooy ku am borom kër mi ngi sëy bien sûr suñ jëlee à partir ku am ay 22 ans jëm 24 25 26 kuy sëy fréquemment jëm ba 30 mën nañ ne kooku chaque 2 ans war na mën a di seet boppam bien sûr su ko mënee chaque 2 ans wala chaque 1 an temps en temps muy dem di seet boppam mais non comme que feebar la boo xam ne moom day jël temps mën na chaque année muy dem di seet boppam. boobaa frottis bi ma waxoon sànq ci kaw moom nañ koy defaral mi ngi noonu loolay benn te tranche d'âge bi entre 25 ans la ba 65 ans mi ngi noonu. donc nit ki su ko defulee tous les 1 an 2 ans sax mën na def sax tous les 3 ans sax mu di ko def mais na ko essayer di def ndax pour éviter yenn nombre de décès yi. ginnaaw dépistage boobu beneen mbir moo ci nekk mooy vaccination bi te vaccination bi ñun ñii suñu âge yi mënuñu ko def. vaccination bi xale yi nañ ko mën a defaral xale yi nga xamante ne ay 9 ans su ma juumul vaccination bi ça dépend ci ban façon type vaccination la mais daal si ñi mu gën a concerné xale yi lay concerné ñoom la gën a mën a aar ay 9 ans 10 ans 11 ans ba 14 ans wala 15 ans ba 19 ans au maximum vaccination bi ñoom lay concerné soo demee ba nekk mag nag vaccination bi duñ ci mën dara actuellement nii amagul ñu vaccin boo xamante ni nii pour ñu gën a âgé mais noonu donc prévention bi ñaar yooyu rek la vaccination bi ak dépistage bi bu dee dem na ba nit ki nekk adulte. mais noonu dafa nekk feebar nag boo xamante ne nii lu jara moytu la ndax bu ñu fàtte ne Sénégal pays pauvre la mbirum santé ji boppam seet beeg yooyu yëpp a cher donc képp ku mën a moytu rek na nga moytu nañuy fagaru nag moo gën faju ndax fajum cancer rek beneen mbir la bokk na aussi ci risque looloo tax décès yi gën a bari ndax li ngay dépenser rek da ngay dem ba jeexal donc yal na ci yàlla musal mi ngi noonu. am na lenn lu ma fàtte woon na lim sax bokk na ci risque am cancer du col mooy ñi nga xamante ne dañuy am feebar sida ñoom nag lu tax ñuy faral di am risque boobu mooy ne seen système immunitaire dafa faible loolu c'est tout à fait normal soo xalaatee tuuti di nga xam ne seen système immunitaire dafa faible ñoom lii tax ñu mën a tëdd rek dafa yomb mi ngi noonu waaw loolu la seen système immunitaire dafa faible donc pour lii tax ñu mën a tëdd wala beneen feebar en deuxièmement ñëw di leen sonal lu yomb la donc daal yal nañu yàlla sàmm je pense que daal loolooy ñaan bi yal nañu yàlla sàmm njaboot gi d'ici là portez-vous bien ok salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu ma ñëwaat ci schéma bi ma dugal nii pour wane à peu près aspect bi nu muy mel waaw photo bii nag suñ ko jëlee mooy
aspect wu kanamu jigéen ni muy mel vue de face la muy noonu vue de face fi ñuy njëkk a jël fi ci suuf fi ñu bind vagin maanaam ci suuf jigéen su tëddee ba ñu dugal spéculum mooy appareil bi nga xamante ne mooy tax ñu mën a ubbi kanamu jigéen nii fi ngay njëkk a jot foofay vagin bi foofu tam parfois dañuy faral di am ay yenn infection yeeg yooyu mais cancer bi ma doon wax sànq mooy cancer du col de l'utérus soo dépassé vagin bi tuuti di avancé mais kuy jëm ci kaw maanaam di jóge ci suuf avancé ci kaw fi ngeen di gis mu am ay lu weex yi loolu mooy cellules yi nga xamante ne mi ngi développé wu anarchiquement maanaam cancer bi mi ngi commencé wu di lalu donc suy lalu foofu fii ñu def weex bi foofu lay lalu di avance di yéeg di jëm kaw mi ngi noonu voilà kanamu jigéen aspect bi la am amaan na yeneen photo sax yu war gën a mën a leer aspect boo xamante ne comme suñ koy jàng bopp xar ak